salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi fii kër Moussa Ciss ànd ak délégation bu takku Moussa mu ngi fii tey dalal ñu ci këram ñu ànd ak moom mu am benn message bu am solo bu muy lancé à l'endroit des votants maanaam ñi war a wote suba. xam ngeen ne vote bi nekk na lu am solo campagne nañ pendant 15 jours mais nag campagne bi yëpp njëriñam résultat am suba lañ koy xam. léegi nag te xam nañ ne ci mbindu yi am na am na ñoo xam ñu ngi soog a inscrire vote bi am na départemental am na communal moom dinañu expliquer ñoom seen liste bi ban scrutin moo leen gën a intéressé maanaam départemental bi wala local bi bu jógee ci loolu dinañu defal simulation maanaam won ñu nan la ñuy voter parce que xam nañ ne dëkk bi am na ñu bëre ñu ngi soog a inscrire te bu ñu miinul affaire bi rek mën nañ dem ba foofu mu indi embouteillage maanaam vote bi yéex mu nekk handicap ci ñëpp léegi pour éviter loolu rek dafa am benn message bu muy lancé bu pare ci loolu expliquer vote bi nan lay demee pour ñëpp mën ko comprendre su ko defee suba bu ñu demee école du ñu nekk foofu di lu ñu waroon def en 5 minutes dinañ ko mën a def en 5 minutes au lieu ñu koy def ci 10 minutes kon Moussa ñu bàyyi la nga nuyu mbokk téléspectateurs yi. waaw Samb ñu ngi nuyu mbokku Saafeen yëpp bu ma waxee mbokku Saafeen nag bon dina départ ci suñu média yi nga xam ne ñoo ñu gunge woon ci liggéey bi ñu doon liggéey muy Saafeen TV ak Sindiak TV damay wax ne sax presque def nañu 4 mois ci terrain bi yàlla dogaloon nag ñun ñu nga xamee ni ñun ñoo àndoon ci coalition bi ñuy wax ànd wàllu suñu gox tey am loo xam ne moom la ñu bëggoon waxtaan ak militants yi ak militantes yi ginnaaw loolu it dinaa remercier aussi ñi nga xam ne ñun ñoo nekkoon ci terrain bi ñu ci mel ne Arouna Ciss ñoom Mbaye Faye Alaaji Sène Ibrahima Seck Souleymane Ciss ak ñoom Ndeye Fatou ñoom mu tuddati encore Sali sama doom ñooñu ci combat bi la ñu nekkoon je pense que am na jamono nga wooma ci rajo bi fële ba ñuy tàmbali njëriñam nag tey la gën a feeñ ndax keroog da taxoon ñu daje fa mooy ñu ñaax nit ñi wala boog ñu waxtaan ak nit ñi ci la nga xam ne ci la ñu jëm mooy ñu wàññi danger yi wàññi waxante yu ñaaw yi loolu dañ ci tombé woon d'accord maak yow ci coalition bi ñu bokk nag yàlla dafa dogal loolu dañ ko éviter ci lu bari ndax xam nañ ne day jeex te comme que ci njeexital la ñu nekk nii nag léegi ñu ne coalition boobu fii ci Kignanbour comme que jot amul woon ku nekk xam na ne temps bi yëpp def nañ ko ci àll bi presque te am nañ fa ay militants ak militantes yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñenn ñi gan lañu ñenn ñi ñu ngi soog a dugg ci élection xamuñu nan la demee day jaadu tey bu ñu toogee ñu defal leen benn démonstration won leen li ñu tere ak li ñu nangu ak nan la ñuy voté ak ñun ñi moom bulletin bi nga xam ne nii mooy waan ànd wàllu suñu gox nan la ñu bëggee nit ñi comporter noonu ak suñu représentant de bureau yi pour ñu bañ a def erreur tey dañu bëggoon aussi ñu wonaane leen nan la ñuy def ba suba ci élection bi duñu am benn erreur boo xam ne dinañu jaaxal waaw loolu daanaka moo waral daje bi tey te bëgg nañ même bu dul ànd wala suñu gox yeneen candidat yëpp aussi ku ci nekk say militants yi nga xam ne yow yaa ànd ak ñoom nga ñaax leen aussi parce que élection bi du élection kenn suñu élection la bu jeexee jeex na ñun ñooy dajewaat sur le terrain ñooy bokkat waxtaan ñooy bokkat def lépp kon maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp te ñu jublu ci liggéey boobu won population Kignanbour ne aussi loo gis ci àdduna day dox nag mooy que ni li nga daan def lu yàgg day am jamono nga changé ko wut beneen méthode boo xam ne peut-être dañu yaakaar ne moo gën a rafet parce que li ñuy def ni du ànd wala suñu gox kese xam naa ni nit ñi buñ ko seetaanee dina dimbali ñu bari ci liggéey bi nga xam ne ci la ñu jëm ëllëg bi ci des mooy ñuy wax ne aussi interdiction bi jëkk tey ci élection yi mooy que ne koo xam ne militant nga wate nga mën nga dem ñubbi bàyyi la représentant yi nga xam ne ñoo yore liggéey bi loolu moom la ñu recommandé ñëpp di ko ñaan ñëpp parce que liñ ciy bay mooy problème yi yàlla dimbali li nag ci Kignanbour damay wax ne am nañu benn discipline
parce que man mii fekkee naa fi ay élection yu bëree bëri voilà du ñu bokk parti mais dinañu bokk di naan ataaya ci place bi mais du ñu bokk parti mais dinañu bokk di añandoo ci place bi du ñu bokk parti mais dinañu bokk di naanandoo boisson ci place bi ba heure bi jot ñu dugg ci biir salle bi wañña urne yi ku ci nekk xam ne lii laa am ñu tasaaroo dem suñu yoon waa Kignanbour loolu lañ doon noonu lañ doon liggéey ñu bëgg nag loolu ku ci nekk nga assuré ko ci ñi nga xam ne ñoom nga àndal moo tax ñu daje fii pour tey wax dëgg yàlla ñu waxtaan ci loolu def démonstration yi ku ci nekk nga mën a xam fooy teg sa tànk yaakaar naa loolu daal moo waral woote bi tey voilà. waa jërëjëf Moussa Ciss message bi leer na kon léegi dañ lay bàyyi yow ak sa équipe ngeen defal ñu démonstration vote bi nan lay doxee représentant bureau yi lan mooy seen taxawaay votant bi itam fan lay njëkkee fan lay mujjee lan la ko yoon may lan la ko yoon tere kon bismillah Moussa ñu bàyyi la rek ak sa équipe bi nga won ñu nu muy demee. d'accord merci. li ma war a njëkk a def mooy man ci sama bopp dama war a jox ko président bureau de vote moom mooy contrôle président bureau de vote bi nag buy contrôler day fekk man ci sama bopp man militant la mais am na ay représentants yi fi nekk ñoo xam ne dañuy basé wu ci président salle bi bu ma ko joxee identité bi moom mooy annoncé kon président mën nga annoncé identité bi waaw nee na Moussa Ciss moom mooy voté waaw mooy voté voilà kon représentant yi dañ koy vérifier muy ñi ànd wàllu suñu gox ak ñeneen ñi représentant yëpp dañu am droit ñu contrôler bu nekkee ne gis nañu sama tour mu correspondre ak nu mu tuddati numéro électeur bi damay daal di am droit continuer vote bi nag mooy dama war a ñëw léegi déjà jël ci bulletin yi nag bu dee ñun ànd wàllu suñu gox liñ lay sant yow mi ñu bëgg a voter mooy boo ñëwee li ngay jëkk a def da ngay xool d'abord li ngay xool mooy lan lii mooy bulletin bi nga xamee ne mooy bulletin ànd wàllu suñu gox bu verte bii la li nga ciy jëkk a xool mooy bulletin bi am na benn gaal ci suuf mais am na benn loxo boo xam ne jàpp na flambeau ci kaw signe boobu bu weex la boo ko jëlee dañuy daal di comprendre yow mii da ngaa bëgg a wate ci ànd wàllu suñu gox bulletin yooyu nag 9 candidats yëpp da ngay fekk foofu seen bulletin mais li tax ñu koy ñuy prêter loo attention bi militants yi mooy boo demee ci place ba mën nga fekk bulletin bi ci première position waaye mën nga ko fekk ci 9e position boo ko ñëwee yow da ngay xool bulletin yëpp ba nga xàmmee bi nga xamee ni exemple moo am gaal gi nga jël ko boo ko jëlee pour nga bañ a def erreur mooy da ngay jël beneen bulletin mais da nga koy roof ci suuf nii exemple sa bulletin bi nga bëgg a wate moom ngay teg ci kaw nga jëlaat beneen roof ko ci suuf lan moo la dese léegi nga romb dem jël enveloppe foofu nag am na li fi xew parce que dañ ne bu nekkee ne yow tayal nga jël 9 yëpp man am nga droit nag wàññi 5 boo jëlee sa bopp ba pare mën nga jël yeneen 4 yi ci des nga bàyyi ko muy 5e wala bu la neexee nga jël yëpp mais li am solo mooy sa bos na feeti kaw da nga bëgg a voter en tant que ànd wàllu suñu gox su ko defee nag nga ñëw jël benn enveloppe ci enveloppe yi nga teg ko ci kaw bulletin bi nii ma ko tegee nii gaa ñi gis ngeen ko ni ma ko tegee nii yeneen bulletin yi da nga koy feetale ci suuf boo ko feetalee ci suuf nag nga daal di ñëw waaxu romb gaa ñi dugg ci urne bi isoloir bi fii waaw léegi boo duggee ci isoloir bi fii jàppal ma woon ko jàppal ma kii bi jàppal ma appareil bi voilà isoloir bi li ñu la ci laaj mooy bulletin bi nga xamee ne moom nga jël pour ànd wàllu suñu gox muy bulletin bu verte bii moom ngay jël lem ko téye ko ni yi ci des dañ la demande yi ci des boo xesee jël bulletin boobu ak enveloppe yi ci des da nga koy bàyyi ci poubelle bi nga téye bu verte bii ànd ak gaal gi moom ngay lem 4 parties gis nga ni ma ko leme ni bàyyi naa yeneen bulletins yi ci suuf léegi ma ubbi enveloppe bi nii enveloppe bi ma ko ubbee nii dugal bulletin bu verte bi bu dugalee bulletin bu verte bi nii voilà gis ngeen ci dugal naa bulletin bu verte bi ni mu mel léegi da ngay jël làmmiñu enveloppe bi nga ubbi
dal di ko dugal ci biir. fii nag am na benn sew-sew bi ci nekk maanaam bulletin yooyu ngay jël bu dee bu verte bi ngay voté boo ñëwee moom rek ngay dugal fii dootoo dugal beneen bulletin. waaw moom bulletin bu verte boobu rek ngay jël dugal ko ci biir léegi nag boo ko dugalee ci biir day fekk bàyyi nga yenn bulletin yi ci suuf amatoo ci soxla li la war léegi nag mooy nga génn tout doucement ñëw boo génnee di nga fekk benn kees bu weex mu am benn trait ci digg bi nga daal di ci dugal bulletin bi boo ci dugalee bulletin bi da nga koy bàyyi waaw yow sa vote pare na mais li des mooy nga dem ci table bi nga xam ne fa la président bi nekk am na gars yi fa rang nii boo demee am na benn encre comme kaas bi la mel dañ koy teg foofu gars yi dañuy jël sa loxo bi nga xamee ne baaram bu ndaw bi moom la ñuy def ci encre bi am na benn fiche boo xam ne ci lañ koy marqué caché ko mooy won ne yow mii voté nga mais day fekk ñële représentant yële toog croisette nañ la ca début xam nañ ne yow voté nga déjà mënatoo dem voté ji feneen loolu mooy démonstration boo xam ne moo ñuy permettre ñun ñu mën a am vote bu baax mais exemple bu dee yow jël nga ci bulletin yi dem jël bu verte bii boole ko bu jaune def ko ci benn enveloppe yàq nga vote loolu baaxul waaw boo defee ñaar ci yii parce que yow waxuñu la nga jël ci ñaar boo demee benn ngay jël waaw mais santuñu la it nga jël ci ñaar benn ngay jël moom ngay dugal ci enveloppe boo jëlee ñaar du niil c'est-à-dire jaune waa ji nga jël déedéet même couleur la jaune waa ji nga jël boole ko sa bos def ko ci benn enveloppe mooy bulletin nul bi kooku baaxul da lay yàqal waa ji mais li ñu amal importance ñun ànd wallu suñu gox mooy bépp koo xam ne yaa ngi ñu bëgg a votel boo demee signes yi ñu lay jox nii na nga ko xool bu baax amul benn bulletin boo xam ne am na gaal boo xoolee ci biir ci kaw nii am gaal gi feeñ na boo xoolee ci suuf gaal gi feeñ na aussi insigne bu weex bi ngay gis nii ñun rek ko ci am benn flambeau la boo xam nit moo ko téye nii loolu yaakaar naa yomb na xàmmee képp ku ñu bëgg a votel daal li ñu def nii tey moom ngay def boo ñëwee présenter sa identité ci président bi ñu contrôler bu nekkee baax nga jël bulletin yi comme ni ma leen ko wone léegi rek ngeen defee ko noonu bulletin bu verte bi daal la ñu demandé population Kignanbour population Saafeen yëpp nañu ko wateel li tax nag dañ koy wate mooy ñun loolu la ñu gëm ñun ñi ànd wàllu suñu gox loolu la ñu gëm ñun dañu gëm ne suñu candidat mooy meilleur candidat boo xam ne ci mairie bi buñ ko falee nekkul ne ñun rek lay jëriñ ñun ñi ànd ak moom loolu leer nañu nekkul ne parce que man mi wax yow ni je pense que fekkee naa plus de 6 élections wala yu ñu ko passé voilà donc candidat yëpp ku ci ne bi ñu defee tournée sa profil ku ci ne xam nga fi nga yem xam nga lan nga mënal population bi xam nga lan nga mënal it waa mairie yi voilà mais ñun suñu déclaration toujours mooy que ni ki ñu indi dafa pare li tax mu pare mooy équipe bi mu àndal mu ñëw parce que man li ma leen wax moom yàgg naa dem élection ci département bi yàgg naa dem élection ci section Sindia li may wax xam naa ko l'autorité yi nga xamee ne ñun ñoo nekk ci département bi fii dañu bokk ci ñi accepté Mamadou Faye pour mu ñëw jiite mairie Sindia loolu du erreur ci ñun lu ñu gëm la lu ñu xam la donc moo tax ñu takku bi nag pour wax nit ñi élection yi bañ a am benn erreur parce que li may def nii wala li ñuy def nii ñun ñi ànd wallu suñu gox ci Kignanbour nekkul ne ñun kese lay jëriñ képp koo xam ne bëgg nga voté boo ñëwee nga seet émission bi di nga xam ne nii laa war a voté du ma def erreur bi bi ci des je pense que Anna Ibrahima mën ngeen expliquer ci li nga xamee ne xam nga ko noonu parce que yow fekkee nga nu mu tuddati formation bi fële am na ci yu bëri yoo xam ne exemple ñii mën nañu ko def man mandataire la dama am droit ci ñoom ñii nga xam ne ñooy représenté ànd wala suñu ko ci biir salle bi lu ñu gis loo xam ne baaxul ñu signalé ko président bi te war leen teguwul ci yoon bu ci résulté war nañ ma ko mën a wax ma def communication bi ànd ak sous-préfet bi wala ànd ak suñu leader ñu seet loolu nan lañ ko la mën a réglé ñaareel ba yéen ñi nga xam ne yéenay représenté bureau de vote yi bu ngeen demee xool ne bulletin yii yëpp maanaam gars yi am nañu 400 bulletins yow yaa ngi am 100 bulletins élection yooyu bu leen neexee ngeen arrêté ko pour seen bulletin mat
400 comme yosu gars yi waaw loolu da ngeen ko war a contrôler ba mun kii mais li am solo mooy ngeen teel a ñëw fekk installation bi ñun nag xamuñu suñu bulletin fan lay toll ndax 3 la wala 4e wala 5e wala 6e la mais su lu yàlla defee keroog ngeen teel a ñëw di ngeen mën a xam exactement seen bulletin fan la toll voilà parce que mu ngi dépendre ci sous-préfet ne moo koy classé ligne moo koy classé su ko defee Ibrahima bu dee li ma jot a wax nii am na li ci manqué ñu waxtaane ko ku ci am beneen xalaat parce que loolu mooy premier départ bi yaakaar na mooy élection bi mais ñi nga xam ne war nañu réussir suñu élection ñoom aussi am na loo xam ne war nañ leen ko won ci comportement ak nekkuwaay du complexe du loo xam ne it da nga ci xaw a am kersa déedéet lu bokkul ci lii code électoral baa ngi foofu ci biir salle bi par exemple loo ko wax bëgg ci discuter ak yow na la woon exactement fan lañ ko bind ban texte la ci biir code électoral bi su ko defee ñu mën ci juboo bu ci nekkul nag nga xam ne lii kon tegul ci yoon ku ñëw war a voter ngeen liir ko nekkul ci liste bi kooku yoon mayu ko sax mu wate ko donc warul mën a ne loolu dañ ngeen ko war a bañ du bañ boo xam ne nag da ngay nekk par force gis ngeen ko mënul nekk waxtaan ngeen ak waa ji jéem na ko installé ngeen wax ñu ko ñu def communication bi sous-préfet tel ko yëg loolu mooy tax mandataire bi day am droit dem Sindia day am droit dem Fando day am droit partout may contrôler ci zone bi ci oto bi ma yore parce que yéen ni ngeen ñu nekkale biir Kignanbour am na ñeneen ñu nekkal Sindia war naa jël information yi ci ñoom war naa ko jël Fando war naa ko jël Dérou mais li am importance keroog même déplacement bu amul je pense que bureau de vote yëpp danañu fexe ba am seen i numéro yoo xam ne moom la ñu mën a communiquer ak ñoom sur place fi ngay taxaw loolu yaakaar naa moo fi ne su ko defee nag ñu waxtaan ci sécurisation bi aussi am na ci solo yéen ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci dëkk bi sécurisation bi maanaam bureau de vote bi war ngeen ko sécuriser parce que am na yoo xam ne dañuy xew ci biir manul ne way te je pense que amuñu benn koo xam ne def na contact ak ñun pour ñu jàppale ko ci loolu kon bu ñu voté vote boo xam ne exemple pour mairie Sindia la bu ñu paree ñun dañu dem suñu yoon engagé wuñu pour dimbali kenn ci conseil départemental parce que kenn contacté wuñ pour ñu jàppale ko ci kenn waxuñu pour ñu jàppale ko ci suñu directive bi njëkk mooy daal bu ñu voté ba pare ci suñu liste ci suñu bulletin nañ bàyyi bulletin yooyu fépp yooyu yëpp foofu ñu génni voilà donc loolu daal laa doon leeral ci mbir mi su ko defee ñu xam ne ñun ñoo bokk yi fii asalaamaaleykum waa Kignanbour asalaamaaleykum waa ànd wàll suñuy gox Kignanbour dañu ñëwaat tuuti rek ci wàllum bulletin nul lan moo mën a yàq vote ñu jëm ci éclaircir tuuti bu ñu liiree texte yi bu baax ñaar ñoo lañ retenir loo xamante ne mën na yàq mën na def bulletin nul mën na yàq sa vote première chose à éviter mooy lan nga voté ba pare jël sa enveloppe bi signé ko par exemple man ma dugg voté ba pare jël enveloppe bi au lieu avant ma koy kii ma bind ci sama tur wala bind ci turu Mamadou Faye wala bind ci turu coalition bi bulletin boobu kenn mënu koo compter boobu mooy première deuxième bi mooy lan ma jël ñaari bulletin yu bokkul par exemple ma jël bulletin coalition ànd wàll suñu gox ak beneen bulletin yu bokkul ak moom ma def ko ci enveloppe bi boobu kii mënuñ koo compter ñaar yooyu la ñu retenir kenn bulletin boobu moom enveloppe boobu mënul compter des fois nag ñi am na ñu bëri dañu naan boo kolee kii bi dañ koy bulletin nul la mais ci texte moom kenn bindu ko xëy na peut-être que gars yi dañuy bañ perte de temps ci affaire yooyu pour xotti kook yooyu day jël temps moo tax ñu préféré à ce que ñu jël languette bi dugal ko ci biir mais on ne conseille pas nos militants ak suñu sympathisants de coller ça bu ko kenn coller nañ ko bàyyi noonu ni ko gars yi bëggee ñu ko dugal ko ci biir rek pare ca les deux choses à éviter mooy lan encore une fois bu kenn signé benn enveloppe boo voté ba pare bul ci def benn insigne bul ci bind sa tur du turu coalition du turu sa tur wala sa turu keneen te aussi ñu éviter mettre des bulletins yow bokkut ci benn kii loolu moom vote boobu day mel ni yaa ngi kër ga rek toog kër ga voté woo amul ci benn njëriñ bon à part ça à part les votes fu ñuy tëjee mooy par wax un peu petit message bu ndaw ci suñu militant ak suñu sympathisant mooy mobiliser wu bu baax suba ñëpp jóg teel a jóg dem voté ja suba incha allah surtout les jeunes ah man chaque jour ci côté jeunes yi laay wax ñu teel a jóg dem voté ji et aussi bu vote bi jeexee ku voté na nga ñibbi sa kër pour éviter la moindre problème la moindre violence dem ba dund nañ ay violence dans la commune pour éviter ces choses là ñun waa Kignanbour encore une fois ñu ngi leen koy ñaan ku voté boo paree jógal dem ñibbi sa kër
nga xaar résultat yi incha allah résultat yi bu paree à travers notre mandataire Moussa Ciss ak waa Sen TV plutôt waa Safin TV ak waa Acti Sindia Actu dina leen jox résultat ki Kignaabour sans problème nous on s'engage sur ce côté là encore une fois ñu leen ko ñaan suñu militant suñu sympathisant ñëw leen voté massivement te boo leen voté ba pare alentour école bi sax bu fa kenn toog na ngeen ñubbi seen kër bu résultat yi pare rek dinañ leen jox résultat yi sans problème. asalaamaaleykum auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sama message nag bon parce que répété naa ko plusieurs fois ñu bëri aussi ñu ngi koy répété mooy li ñuy def nii c'est-à-dire li tax ñu dugg ci pour defar kese la ñi ci dugg yëpp defe naa pour defar la parce que politique loolu njëriñam donc pour defar la bañ ko tàmbaleeg léegi nag yàgg na ba jeexal nañu campagne yi donc mën nañu alhamdulilah rabbil alamin ba benn incident amu ci donc loolu moom alhamdulilah la ñu war a wax kenn du ci perte kenn du ci gagné ñun ñëpp ay gagné ak candidat bu mën a gagné ñun ñëpp a gagné parce que candidat bu mën a gagné dafay ànd ak ay conseillers ak conseillères ci Kignaabour te ñooñu defe naa Kignaabour lañ fay nekkal ak commune bi yëpp donc moom moo tax ma ne kenn du perte ak coalition bu mën a gagné dina ànd ak ay conseillers yu dëkk Kignaabour moo tax yooyu waruñ cee noonu fii la élection yi fekk dañ fay fekk mbokk gi bu ñu demee tamit mbokk gi day continuer te dañ ko war a rafetal à tout moment lii du dara ci biir nag bon léeg-léeg nit ñi di sànnante ay xeer nii mais yooyu yëpp du amul problème pour man yooyu amul problème waaye nag lii daal bu mu ñu yàqal dara kii gagné moom dana gagné kenn rek ay gagné nag ñëpp mënuñoo gagné ndoo waaye nag mais nag ña nga xam ne gagné wuñu coalition bi nga xam ne gagné wuñu nañu muñ jàpp ci yàlla te xam ne lee la yàlla bëgg lee la def li ñu ñaan kay mooy kii ñëw yàlla na gën ci ñun loolu rek lañ soxla ak ku mu mën a doon nag du tur baa ñu intéressé wala askan ba mu nekk moo ñu intéressé non ñun lay liggéey commune bi moom la ñu soxla loolu daal la ñu soxla donc la ca des mooy suba ci dimanche bi ñu dem nañ bate ci jàmm ña fay toog di naan ataaya comme ni ñu ko daan defee toujours léegi bu ñu fa toogee tamit pour la neexee ñu yendu ci taatu garab yi te ñee yendu ci taatu garab boo seetee toujours du doon benn coalition ay mélange de coalition lay doon parce que ñun dañoo yàgg bokk avant lii yëpp donc lii du dara ma ànd ak yow tey bu subaa du ànduma ak yow loolu du dara Moussa Ciss mi ñu àndal ci kii nii defe naa c'est la première fois ma ànd ak moom ci élection waaw lan la yàqul dara dañ daan dem élection ñëw waaw fii laa koy fekk ci gërëm mooy fekk ci sama gër loolu amul benn problème mosu ñoo yàqal dara donc ñun ñëpp loolu la ñu war a mel te yaakaar naa ne population Kignaabour tamit comprendre nañu loolu ñu ngi koy def voilà léegi nag yàlla nañu yàlla jàppale ba daal vraiment dara du ci am comme incident mu continué daal ni mu kiyee loolu daal laa moon lu ma ci lancé jërë ngeen. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internautes yi asalaamaaleykum wa rahmatullah képp koo xam ne yaa ngi safoo Safin TV ak Sindia Actu ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ñoo ànd ci coalition ànd wala suñu gox di jox nuyoo boobu ki nga xamante ne mooy suñu coordonnateur Moussa Ciss ñuy ànd di liggéey ça fait plus de 3 mois ci li nga xamante ne moom mooy élection locale yi ñu jëm mu nekk élection yoo xam ne yàgg nañu wax ne am nañ importance capitale waaye itam xam nañ ne élection la yoo xam ne ca virage ba la donc bu ñu rëccee rek dina am lu bari loo xam ne dina sooxe ci suñu wàllu développement loolu moo waral yàlla dogal ñun ñu ànd ak coalition bi nga xamante ne mooy coalition ànd wàllu suñu gox DG Petrosen Mamadou Faye jiite ko mu nekk un leader boo xam ne il est exemplaire ci yar ci dal mais aussi ci mat mais aussi ci li nga xamante ne moom mooy riisu programme am bi ndax ñi ngeen gis fii nii ñëpp vraiment seen sens de responsabilité ak seen sens de l'engagement ci li nga xamante moom mooy développement local weesu na fi ñuy àndi ak koo xam ne da ngay indi violence mais aussi da ngay def loo xam ne wax dëgg fa neex yàlla naka sudul noonu la et ñuy ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne jot naa xew démb ci jeexitalu campagne yi muy ñaari camp yi nga xamante ne ca dëgg-dëgg waroon nañ mën a xalaat leneen lu dul daje di xeex bay tojante ku ci nekk après yow yaay dem seeti sa morom ñoo ngi wax ne aussi loolu du sens de responsabilité yaakaar naa ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a voter
war ngeen xool bu baax a baax ci ñooñee ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk benn bëgg-bëgg di ci dem pour changement ndax war na ñoom ñuy daje def affrontement di xeex ba ku ci nekk di yàqal sa morom ndax loolu war na est-ce que ñooñu noonee jar nañoo jox dara pour ñu dénk leen yàlla dimbali nañu alhamdulilah cette coalition ànd wala suñu gox tout le temps ñu ngi essayer d'éviter des problèmes lépp loo xam ne ñu ngi ñu koy indil ci ay jafe-jafe ñu ngi fexe ba pour contourner ko kon donc képp koo xam ne yaa ngi seetaan Safin TV képp koo xam ne yaa ngi seetaan li nga xamante ni moom mooy Sindia Actu jëlal sa matuwaay bu baax a baax nga xam ne am na ay candidats yoo xam ne wane nañ seen incompétence waaye am na candidats yoo xam ne wane nañ seen fougue de jeunesse ne ñii amaguñu mat waaye amaguñu dal pour jiite li nga xamante ne moom mooy suñu commune bi tolluwaayu commune bi ci jamono juñ toll nii muy commune Sindia ku am expérience ku am mat waaye ku am dal moom moo ko mën a jiite mais aussi koo xam ne loxom bi jot na bu baax au niveau national comme au niveau international mën na ko am na ko aussi loolu moo waral ñun ñi ànd ak coalition bi ci Kignanbour suñu coordonnateur Moussa Ciss nekk au tête vraiment ñu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy le directeur général de Petrosen muy Mamadou Faye un candidat très éminent candidat boo xam ne ci xool ko rek ngay gis ne vraiment il est extraordinaire il est exceptionnel du yàlla nag du yonent waaye nag nit su fekkente ne gis nga ci moom mbaax da nga ko koy waxal te su fekkente ne dañuy wax sens de responsabilité moo tax moom mooy tax suñu commune bi développé gannaaw toutes ces relations yi nga xamante ne signé nañ ko vraiment candidat yëpp nangul nañ ko li nga xamante ne moom mooy matam nangul nañ ko li nga xamante ne moom mooy mënam kon mbokk yi bàyyi leen xel am na candidat yoo xam ne wane nañ seen disqualification bu yàgg ne mënuñu xamuñu li ñu mën mooy indi provocation indi histoire kon donc mbokk yi dañ bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen Safin TV Sindia Actu vraiment ñun amuñu seen fay li ngeen di def nii yëpp xam naa ne pour développement dëkk bi moo tax ngeen koy def mais ñu ngi leen di ñaanal ngeen gën ci presse yi Sénégal yëpp affaire bi dem ca kanam Kignanbour dem ca kanam defe naa ñun ñi toog fii yëpp avant ñuy wax Sindia ñun développement Kignanbour moo ñu njëkk a ñor bu Kignanbour développé rek mën na am Sindia développé bi ma leen nuyu ba pare ma jàll ci groupe boo xam ne ils ont galéré mais lépp tamit pour njëriñu Kignanbour kenn ku ne am na lu la yóbbu fi nga ne nekkul ne da ngaa dem foofu pour sa kër mais da nga faa dem pour Kignanbour ki si njëkk mën nañ commencé ci Babacar mbokk na ci groupe boo xam ne moo nekk nii Aliou tamit def na lu am solo ci groupe bi Sali suñu jabar am na def na lu bëree bëri ci groupe bi tamit Assane Chérif ànd nag groupe bi gis ngeen ko lu mu ci def feeñ na El Hadj Sène tamit rejoindre na groupe bi bu baax a baax am na ci lu mu ci def donc foofu ñu naree continuer Omar Mané tamit nekk na koo xam ne def na lu bëree bëri ci groupe bi Pape mu ngi àndoon ak ñun tamit ci groupe bi Thione Seck ànd na ci groupe bi suñu tonton yi def nañ lu bëree bëri ci groupe bi mooy Ciss Moussa Ciss ak Arona donc Souleymane jël na kàddu déglu ngeen ko def na lu bëree bëri ci groupe bi boo gisee mujjee ci kii def na loo xam ne lépp daanaka groupe bi buñ taxawi fii tey groupe bi ci moom lañ gën a yaakaar ci représentant bureau yi parce que stage bi moo war a teg boo yi nga xam ne daanaka ñu ngi doog a rejoindre élection yi moo leen di teg ci yoon dëgg-dëgg donc yow mënuñu laa fay jamais donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu góorgóorlu ñu maîtriser groupe bi mu nekk groupe bu dëgër ci li may dugg nag du campagne parce que ñun dañoo am choix lu tax ñu am choix li tax ñu am choix mooy ñun toppuñu poste toppuñu intérêt maanaam programme lañ doon wax ne moom la ñuy topp gis nañ programme boo xam ne non seulement tëjuwuñu chef bi tëjuwul rek def ko da koo def ba pare balaa mu koy génnee mu woo groupe bi yëpp ñu toog buñ toogee ba pare ku nekk joxe ci sa xalaat parce que boo defee programme boo ne damay woo groupe bi yëpp yaa gën a xam ne mënul yomb mu nekkoon lu
méttee métti balaa programme bi di génni mais yàlla def na ci ñu am ci ndam programme bi nu mu ko régidé woon expliqué na lan moo tax mu taxawale ko noonu ñi doon kii yëpp comprendre ne bon kii defar moo ko taxoon a jóg ci programme bi buñ ci xuusee tuuti mooy daanaka boo ne damay nekk maire de Sindia la première question à se poser mooy fan mooy Sindia nee ne comme nag fan mooy Sindia boobu ku nekk yaa ngi posé wu Sindia fan la parce que mënoo gouverner bay gouverner Somone gouverner Diass non da nga war a xam ban commune ngay gouverner sa commune fan la yem donc nee ne bu ñëwee moom Mamadou dana jéem a xam exactement fan la commune bi yem dëgg-dëgg li ci am problème ak yeneen frontières yi ñu waxtaane ko ba ñu trouver ci solution xuloowul xeexu ci boo ñëwee nekk maire nga déterminer sa commune fu mu yem ba pare war ngaa mën a càmbar lan laa am ci sama biir commune boo càmbaree loolu war ngaa mën a xam sa commune boo tàppee fan dana dem sa commune lan la manqué sa commune lan nga ko war a augmenter donc boo càmbaree sa commune boo ñàggee ba pare war nga xool ndax est-ce que war naa mën a dem ak li nekk ci biir commune bi defe naa ne waaw parce que boo xoolee commune bi am na lu bëree ci biir boo xam ne bu ñu amee maire bu am fulla rek commune bi kenn dootu ko seen mu nekk ci ginnaaw donc loolu bokk na ci programme am bu ñàggee ba pare xool lan la am xool lan la war a dolli mais boo dollee sa commune ba pare léegi est-ce que yow kese yow yaay yor commune bi nee ne déedéet est-ce que ñi ngay jox yooyu est-ce que mën nañ ko déedéet ku ko ci mënul balaa mu lay jox dara dala koy jàngal balaa ngay yàqaat tamit parce que bu ñu la joxee te mënoo da ngay yàq donc nee na foofu tamit dina ci taxaw bu baax a baax defe naa boo ñàggee sa commune xool li nga am xool li nga manqué nga dolli ko xool say nit defaraat say nit defe naa yooyu kese sa commune warul mën a def ginnaaw donc boo gisee suñu kii bi ñun ñiy toog fii yëpp programme bii ngeen di dis ñun participer na ñëpp a ci participer ku nekk joxe nga fi sa idée donc loolu mooy suñu choix campagne bi nag neexoon na trop amoon na ay code yu bëree ak code yu bëree groupe bi di ngeen ma may ma décoder benn affaire bu ndaw décoder bi mooy gis ngeen ci campagne bi lu ne ñu utiliser mayonnaise ñu utiliser omelette population bi nag ñu bëri dañ may topp di ma naan qu'est-ce que ça veut dire décoder bi mooy c'était une façon une démonstration defe naa yow Samba sax am na benn jour ñu def kii émission bi kii bi jeex meeting bi jeex nga xëcc ma nga ne ma yow seetlu naa sa discours yi dafa mel ni Sëñ Cheikh buy gàmmu bu gàmmoo ba pare day am kuy ñëw di firiwaat defe naa amoon naa firikat mooy Arouna Ciss bi bokk na lu gën a tax ma ànd ak moom donc boo gisee ma tegoon omelette teg mayonnaise ku nekk xam na ne tey nen boo ko jëlee boo ko mayonnaise dana am partie boo xam ne population bi du ko jot partie boobu mooy lan blanc wu nen bi bu dee na ngay mayonnaisal population bi defe naa ne dana am loo xam ne population bi du ko jot ci yow mayonnaise zone bi rek ngay batti ana suñu blanc nen foo ko dugal est-ce que yóbboo ko sa kër est-ce que da nga kaa war a yóbbu donc kootu mayonnaise bi loolu la woon te gis naa ne du campagne di ngeen baal ma am na candidat yu bëri yu tànn ne dañuy mayonnaise ma ne déedéet candidat yooyu du ma ànd ak ñoom suma candidat bi yi ma ko ne omelette ancien la am na expérience xam na omelette lan la xam ngeen ne nen ku ko omelette amul loo ciy sànni lu muy coque bi boo omelettee ba pare est-ce que buñ ko tegee Samba yow mi ma chefé ñu teg omelette bi est-ce que yaa ma ciy ëppale boo lekkee jaune ma lekk jaune boo lekkee blanc ma lekk blanc te loolu defe naa groupe bi ma ànd chef bi dama lay teg bët ñoom tonton yaa ngi nii ñun durant toute la campagne bu ñu naanul du naan bu ñu naanee mu naan lu ñuy lekk ceeb yu ñuy lekk ñun ñooy sukkandoo ma gëm ne kii danaan ñu omelettal dëgg-dëgg donc population bi loolu moo nekkoon message omelette bi ku la omelettul mu ngi lay nax am na lu mu denc ci say nen waxatuñu nag kuy baxal nen bi mu lekk jaune bi jox la blanc bi je vous remercie ñu ngi leen di woo ci suñu candidat je vous remercie. waa Safin TV ak waa Sindia Actu
ñu ngi woon fii Kër Moussa Cissé mu nekk responsable politique bu mag defoon benn déclaration ak benn démonstration expliquer militants yi ak population bi yëpp laay wax parce que vote bi du doon waa coalition ànd wàllu suñu gox kese population Kignaabour yëpp ñoo dem vote yi explication bi yaakaar naa dina doon njëriñu coalition dina doon aussi njëriñu population Kignaabour comme nu mu tëjee rek moom mu ngi woote jàmm ak salaam ñu dem vote ji ci jàmm ñibbi ci jàmm ku vote dem ñibbi sa kër nga xaar résultat yi kon message boobu nekk na lu am solo. waaw léegi ci fàttali rek ñu fàttali leen aussi moom ñëw na ci maanaam t-shirt yeeg ak fulaar yi yooyu yëpp dañ koy denc campagne bi jeex na démb booy voté ji bul sol t-shirt boo xam ne dañ ci bind maire Seybatou wala maire DG Daouda Faye kii Mamadou Faye wala Thierno Diagne et cetera lépp lu niroog loolu rek bu ko yóbbaale bul yóbbu fulaar bul yóbbu t-shirt bul yóbbu grand boubou ak loolu yëpp solal yëre yi nga daan sol rek yoo xam ne amuñu benn appartenance politique nga dem voté ji nga ñibbi si ñu ngi ñaan population Kignaabour na ngeen ko baaxee di def rek dem voté ji ñibbi bàyyi seen représentant am confiance ci seen représentant yi loolu rek ngeen continuer ci kon nag vraiment ñu ngi leen di jaajëfal te aussi di leen fàttali ne masque yi parce que suba masque yi il faut que ngeen sol ko parce que dañ koy exiger ci salle bi balaa ngay dugg salle bi foog nga sol masque ku am sa masque rek mën nga ko yóbbaale di nga yomb xam naa dina am ñu mel ni Moussa Sy di jënd ay paquet masque di teg foofu mais pour nga yombalee liggéey bi ku jóg rek na yóbbaale masque am parce que ci salle yi loolu yaakaar naa dafa bokk ci règlement bi léegi parce que feebar bi lëmbee àdduna il faut ngeen di sol seen masque ngeen dem voté ji ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di kontaan ci yéen jërë ngeen jëf wasalaam